jërëjëf Adama Ngom mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fii ci Ravin ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed amal ak yéen signature contrat bu mag boo xamante ni mi ngi aju ci demi-finale Arena Tour saison 3 ñu toftal ci yeneen combat yoo xamante ni pour rek bëgg mbégte ak contentement ci yéen amateurs yi ñu fas yéene nag def signature contrat bi mbër yi ñëw nañu am nañu manqué waaye ñooñu ñi teew ñooy teewal ñi teewul muy première édition drapeau Khadim Gadiaga di secrétaire général des lutteurs en activité di secrétaire généralu tubarkalla mouvement bu mag ànd defar parcelle tubarkalla deuxième drapeau bi di drapeau Alaaji Bassirou Babou di président des managers nga xam ni moom itam dundam yëpp ci làmb la ko def bi fi Cheikh Diop jugee ndem si yàlla Jacques Diène jóge fi boobaak léegi moom lañ ko jox muy boobaak léegi ménager yi matul woon ñaar fukk wala bu matoon ñaar fukk itam ci lay yem wala fanweer léegi yokk na ménager yi ba nekk ci lim bu jéggi teyoo lim bu mag loolu mooy wane ni làmb mi ngi dox RDV production nag xool ko ba xam ni dundam yépp ci làmb la ko def sonn ci làmb moo tax ñu tudde ko ci Arena Tour de demi-finale bi man ak suma mag Ousmane Diouf daanu ñëw yéen ci combat yi nga xamante ni moo fi am Khadim Gadiaga itam lu tax ñu tudde ko moom itam muy koo xamante ni moom itam dundam yépp ci làmb la ko def pratique na làmb moo tax ma wax mbër yi ni leen sàmmkatu jaan mooy xam ba cay soox drapeau ki ngeen di bëreel miin na géew bi ngeen koy bëree miin na takk ngemb xam na ci nekk ci bëre kon yéen na ngeen ko bëri ci jom ak fula ak fayda ndax mënu leen ko nax ci wàllu làmb loolu nag mu jël lépp teg ko ci loxol ki nga xamante ni mooy secrétaire général di président bokk gis-gis di Pape Diop mi nga xam ne moo yàqali Ndakaaru ba Ndakaaru yaatu li mu def ci Ndakaaru kenn mënu ko lim buñ koy lim duñ fi jóge ma ànd ak suma mag Ousmane Diouf fas yéene waxtaan ak yéen ci bis boobule Ousmane dina ñëw ak yéen ci ñi nga xamante ni ñoo war a bëri bis boobu waaye bis boobu le 22 lay am ci stade Iba Mar Diop le 15 la waroon am xam ngeen le 15 dafa am coupe du monde bu rit bi ci stade Iba Mar Diop moo tax stade boobu yëpp ak lef boobu yëpp kenn du fa def manifestation Mohamed ak ñi mu àndal waa RDV production jéem nañu dem sax fi nga xamante ni mooy stade Amadou Barry pour maintenir date bi mais stade Amadou Barry dafa nekk ci réflexion moo tax ñu dàq ko ba le 22 incha allah ci stade Iba Mar Diop pour ñu amal fa Arena Tour saison 3 ci wàllu demi-finale yi demi-finale nag bu ñu ko waxee mooy boo génnee seqee tànk rek yaa nga jëm final ma ànd ci ak suma mag Ousmane Diouf ñu ñëw fi ci Ravin pour fas yéene lëkkale mbër yi ñu wax li nga xamante ni nii tubaarkàlla le 22 incha allah moom la ñu war a def suma mag Ousmane Diouf maa ngi leen nuyu. maa ngi laa fay El Hadj Lamine Thiam Dogo di nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi toog seeni salon jàkkaarloog seen télévision di suivre li nga xam ne mooy signature contrat bi ngi naan dernier virage muy demi-finale Arena Tour saison 3 ki ko organisé muy RDV production mooy nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy parrain yi El Hadj Lamine wax nga ko Khadim Gadiaga kenn mënta bind histoire làmb ci Sénégal te turam duggul ci biir wax nga fonction bi mu yor ci association nationale des lutteurs en activité wax nga it ne mooy président mouvement ànd dekkal Parcelles Assainies jël léppam delloo ko président bokk gis muy Pape Diop nga xool ki nga xam ne mooy Bassirou Babou mu sëriñ Bassirou Mbacke mu Xaadimu Rasuul ku nekk xam liggéey bu nga xam ne liggéey na ko ci làmb mu liggéey bu am solo moom tamit bu ko RDV delloo njukkal loolu du chance mérite la du nuyu tamit mbër yi du nuyu tamit supporters yi waaye nag di nuyu borom kër gi muy Alsane Ngom nga xam ne nag moo ñu yaatal tey ba ñu toog fii biir Ravin di fi def li nga xam ne mooy signature contrat bi kon Alsane Ngom ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla bu baax Alaaji Lamine sans plus tarder xanaa dañuy ñëw rek ma lim combat yi combat yu am solo lay doon ndax premier combat bi xale boobu ñuy wax yokk nekk écurie boobu tudd déggoo bokk Pastef te nekk Parcelles Assainies mooy jàkkaarloo ak Tonnerre numéro 2 nekk nag écurie Ndakaaru
combat bi ci topp guy gi numéro 2 moom tamit nekk ci écurie boobu nekk Parcelles Assainies di nekk Kër Massar mooy bëri ak ki nga xam mooy Lastander bu Cambérène moom écurie boobu sax nekk na écurie boo xam ne Kër Massar la nekk waaye écurie boo xam ne mooy jëf soo ko nekk di écurie boo xam ne bu bees la waaye champion ñoo fa nekk. beneen combat bi ñu jël Teranga mu nekk ci école de lutte bu Balla Gaye war a bëri ak Soundiata Keita nekk école de lutte bu Bosco Sow beneen bi mooy demi-finale bi demi-finale bi nag croisé defe naa ne ku ne xam ne demi-finale croisé bi ñi nga xam ne ñooy daje ndax ci 32 lutteurs bu ñu demee ba mu des ñeenti lutteurs xam ngeen ne ñooñu yëpp ku ci nekk champion nga macha allah général Waly Faye nekk jàmbaar bu yaraax war a daje gaskel bu Palmarin bu Ambroise Sarr jégaan bu Rock Énergie war a daje ak ki nga xam ne mooy Gaynaako nekk école bu Boy Bambara ñu jël nag li nga xam ne mooy grand combat bi jël ñaari xale yoo xam ne kenn ku ci nekk da nga def ci làmb loo xam ne wane nga ci jom wane ci fulla ak fayda booy remarque numéro 2 kenn dootu ko laajte nekk école bu Balla Gaye ku muy jàkkaar lool ki nga xam ne mooy Drogba nekk Kër Massar mbooloo nga xam ne écurie bu mag boobu kenn dootu ko laajte ci biir làmb Alaaji Lamine Thiam Dogo lii moo fas yéene am samedi le 22 incha allahu Ceesa Diop Iba Mar Diop kon boog ma delloo la kàddu gi ñu tàmbali liggéey bi Alaaji Lamine. jërëjëf Ousmane di nuyu itam ñi nga xamante ñoo ànd ak Khadim Gadiaga bokk ci kuréel gi nga xamante ni moom la jiite waaye di wax rek ni lépp loo xamante ni fas yéene nañ ko def ñu def ko rek mbër yi ñu dénk leen mu gaaw te ku ci nekk rek ba nga moytu waat moytu itam li nga xamante ni mooy agressé sa morom xam ni làmb la bisu fair play la te RDV production dafa woote jàmm ci làmb woote itam loo xamante ni non violence la ci wàllu làmb loolu dañ koy ñaan mbër yi laatu ñuy ñëw fii ci plateau bi ku ci nekk rek wax li nga xamante ni moom nga fas yéene def te bañ a agressé sa morom bañ ko wax loo xamante ni bu ëllëgee da nga koy xool di réccu ndax mbër yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay tey bu adversaire amul woon mbër bi day defi leneen kon ki lay may xaalis ki lay may koom pour nga dimbali sa waajur dimbali sa njaboot kooku da nga ko war a jox cër da nga ko war a respecté loolu lañ leen di ñaan bala ñuy tàmbale li nga xam mooy signature contrat bi kon sans plus tarder dañuy bàyyi rek Nabouya Daan Njaxat Fay Roqaye Fay ak ki nga xam mooy caat ñu sàjji làmb ji ngañ demba ku wali mata jaay guy ali saay ngañ demba baay waa jaay
léegi nag dañuy dugg ci combat bu njëkk bi Ousmane. waaw. diggante Yokk bu déggoo bokk Pastef ana Yokk. Alaaji Lamine. ana Tonnerre. Tonnerre bi écurie Ndakaaru. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñu fi toog ñëpp di leen nuyu père ak di nuyu père Babou di nuyu surtout maa Xaarim Gajaga bi ma ko gisee fi dafa kontaan parce que ñi ma jàngal bëre ci la bokk waaw di nuyu mbëri fi toog yëpp di nuyu sama adversaire Tonnerre. waaw damay nuyu ñu fi teew ñëpp ñu teew fii ñëpp ñu ngi tuddee drapeau ak ñëpp di nuyu suma supporter yi ma àndal ci kaw di nuyu suma adversaire di ko ñaanal wér di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp bu bés ba. mbër na nga def. acca. am nga doole yow. ah. am nga doole yow am nga doole. maa la bu kattan. waaw bu suur baa nga wane ko. loolu koy jërul wax ba arbitre bi soufflé kay xam nga nag. ma la waxoon keroog RDV laa lay wax. mag nga. yow amoo loo wax. mag nga. keroog bi ma ko waxee lan laa la wax. mag nga dama la mag bi moo lay daan. waaye yow. dama la làmb amul affaire de mag. ku gëm sa bopp di entraîner boo ñëwee ci géew bi da ngay def résultat yu leer. xale yaa ngi fi chaque jour ñu dëpp leen. duñu entraîner ngay lan. waaw gëm sa bopp. yow. lu la jëlee ci xaadim yow ngay lan. kan moo la jëlee foofu nga doon jànge bëre. xaadim nga jaga. waaw la fa jëlee laa. sama heure jóge fi moo jot. waaye da ngaa gëmul sa bopp boo gëmul sa bopp toog xaar fa li sa morom xaar. gëm sama bopp kay moo ma fa jëlee. Sëñ Fallou. koo gis kay mu jàngaan ber sa daara boo bokkalee da ngay ber sa daara gëm sama bopp moo ma fa jëlee su ma fa gëmul sama bopp su ma gëmul sama bopp fa laay nekk ba léegi. mais gëm sama bopp xam ne xoolal mun naa imposer comme samay morom moo ma fa jëlee. yow loo mën. li ma mën yow bu jour baa nga koy xam. loo mën li ma mën dafa bëri. bu jour baa nga koy xam. lan ak lan nga mën. bëri na. waaw. soo defee dara yow. mais Tonnerre da nga ko bëgg a yoxoosu de naan ko lan nga mën pour xam ay feemam yow lan nga mën. non kii amuti feem. kii yow tam Yokk am na ay feem de. yow da nga. kii amuti mais nag Tonnerre aussi dafa xaw a sedd man xaw ma dafa ragal Yokk xaw ma. kii mooy est-ce que ragalu Yokk. kii li ma la wax rek kii du bandi. te bu bis baa dina xam ne du bandi. du ma bandi man. naa ko defal bagage. man du ma bandi. affaire yi xoolal du affaire da ngay ñëw si da ngay wax. bandi ànd ak waaw tal. da ngay wax. non du affaire de tal fii affaire de wax la bu bis baa nga bëre xeex. waaw. lay lem-leemi ni bu may wax da ngay déglu bu ma wax ba pare nga doog a wax. non doo ilimaan doo ilimaan da ngay wax ma lay dégg waxal. ilimaan amul fii yooyu yëpp ngay wax ay affaire yu bandi ak ilimaan ak siwul fii ñun ñaar la du ilimaan du bandi yow affaire yu bandi jar na jaay fii parce que man booy jaay affaire yu bandi ba ak si man di nga taxaw. père kii daal li ma koy wax mooy maa ngi moom sax xam nga jërul ñu nekk fii di wax bu bëri. parce que xam dañu fay la fay ma. parce que xam nga lan mooy affaire moo ñu tax a toog ni mu demee la keroog wax naa ko nee naa ko kii ni mu demee la moo tax may bëreeg moom parce que defaguma fi dara kenn xamaguma moo tax may bëreeg moom mais kii maa ngi moom du combat keroog waxoon naa la ko tey laa la koy gën a confirmer wax la ko maa ngi yow du combat te ba arbitre bi soufflé ngay xam ne maa ngi yow du combat. kii li ma la wax père dërëm du si deñ kii ba arbitre bi soufflé na xam ne maa ngi moom du combat. yow da ngaa baax rek di wax kii dafa baax rek maa ngi yow du combat lu waral nga jël. du ma la compal ñebe. nga naan ma ay affaire jooman yow xam nga ne du combat sax yow bu arbitre soufflé fu ma la fekk nga def ni xam nga loolu sax. foo ma bu arbitre soufflé fu ma la fekk nga jóg fa. yow da nga ma dul gis sax ba may fekk fenn nga naan. du ma la gis xanaa man joxuñu ma xaalis man. xanaa balaa nga may fekk fenn tal ko doo ko tal. ba arbitre soufflé doo ko tal. yaay kii yow. dama lay duma dama lay daan sama waat ci kattanu yàlla. dama lay duma mais jug leen taxaw parce que dafa mel ni. voilà kii maa moom du combat. yàlla. li ma la kii ndaama la. ndaama du len. bàyyi waxu ndaama est-ce que defaral naa ko affaire yàgg na xam naa fu ma koy jaar. ndaama yëgul njool. yàgg na ñu may woo fu may njëkkee mooy waa Kaolack sama gaaye Passoir ñoom Mass Thiam dafa jàpp ci combat bi ay ñoom docteur Sibasor xam nga sama mbokk papa yëpp maa ngi lay woo di woo sama papa mu yokk ñaan yi ci combat bi ñëw parcelle di woo waa parcelle unité 26 di woo unité 24 di woo waa HLM Grand Médine waaw di wax Pa Sarr mu jàpp ci combat bi bu baax ñoom Adja Sarr xam nga ñoom Bayte ñoom Mama Sarr ñoom ñëpp ñoom Amet xam nga Issa Dione maa ngi koy woo di woo ñoom Modou Yàpp ba tey ñoom Fama yaa ngi comprendre père parce que ñoo ñëpp dañ sonn ci man xam nga maa yàgg ko entraîné uma combat ñu may jàppale ba xam nga combat taxaw xam nga du mu bëgg ñu gën a jàpp yaa ngi comprendre ñoom bàcc ñoom ñëpp gars yi bàcc bi jaay portable ñoom waaw jërëjëf Tonnerre di wax sama yaay mu gën a jàpp xam nga gën a defar xam nga parce que mère bi du ma ko fay dafa sonn ci man doo woo sa waa cosaana waa Ngéewul
waa Tonnerre wooteel. waaw damay woo sama waa dëkk. waa Newraan laay waa woo. Ngeewul jëluma leen di woo ñooñu pare nañ di yàggul non yaa ma doo waa Ngeewul Ngeewul ak Téli ñoom mais ñëpp dañuy ñëw ak déglu ko. waa déglu ko. acca waa demal lu fiy tudde waa Ngeewul kii amul lu ma koy wax kii li ma koy wax pare naa ci damay woo sama waa dëkk waa Newraan laay woo. damay woo waa Newraan woo waa Touba Toul gépp waa Kër Laman waa Ndondol waa Kër Caaf di woo sama waa koñ waa Soupon Wakhinane Alkaïda waa Balba Kolobaan di leen woo di woo waa Sambaay waa Njon waa Thiawen waa Sessène Pape Kongo dama bëgg mu yokk kaar yi bëgg yi ay supporter am bu ñëwee du ñu am fu ñu toog. waa jërëjëf joxante leen loxo. joxante leen loxo. waaw joxante leen loxo. li ci des ñu bàyyi wax. ok voilà. kooku mooy Tonnerre ak Yok. Ousmane Gouye Gui numéro 2. ay jëf soo ko lekk. attention Lastander écurie Cambérène. maa ngi sant yàlla bu baax a baax nag maa ngi ñaanal sama yaay yàlla na fekkee sama njariñ sama paa fu mu nag yàlla na gënal fu mu jóge ak ñi ko fa fekk ñëpp ak ñi mu fa fekk si barke yonent bi kii nag maa ngi nit ñi fi teew ñëpp père maa leen di sant yéen ñëpp maa ngi bëggee sama gars yi nag yéen ñëpp maa leen di bëggee waaw alhamdulilah